Bonsoir mesdames et messieurs. Alors tey ñun ñoo ànd ak yéen di waa El Vision nar a amal plateau spécial rien que pour le mariage de Petit Khoulé mu nar a doon événement bu doy waar lu exceptionnel. Alors ci kaf ak fo tey dinañu ànd fi nga xamante ne moo di Kër Petit ñu indil leen lépp lu fa xew te du ngeen bouger bu ñu jugee dem Kër Mariama indil leen fa lépp li nga xamante ne mu ngi fa te du ngeen bouger. Mais nag li ma jaaxal mooy man ñi ma jàkkaarlool ñi may gis nii dañu doy waar. Je vois des demoiselles extraordinaires sañse yu graaw des demoiselles charmantes élégantes séduisantes des fois raffinées ou même exceptionnellement belles. kon boog comme bis bi moo ko laaj du ma def lu dul xool ki nga xamante ne moo di sama sister moom mi nga xamante ne moo ma demal kër Petit Khoulé fas yéene jël reportage ci parents wu Petit Khoulé yi ñi nga xamante ne bu du woon ak ñoom tey mariage bi du am te dafa foog ni parents dafa nekk lu exceptionnel Petit nee na man je n'ai que mes parents ba tax na ñoom laay njëkk a joxe alors bu ngeen paree rek man pare naa bu ngeen paree xaw ma ndax pare ngeen est-ce que pare ngeen waaw maa ngi gis kooku di ree kon pare nga ayca kon boog nañ leen dem kër Petit Khoulé fas yéene découvrir li nga xamante ne moo di témoignage bu exceptionnel mais bu daw yaram bi nga xamante ne papaam def na ko ñu ànd découvrir ko ak Sister Awa Alain alors Sister Awa Alain. waaw kay mbaalo comme ni nga ko waxee woon maa ngi fii ci biir kër gi nuyu leen sargal leen di leen jox seen wàccuwaay Awa Alain biir El Vision Média comme ni ko mbaalo waxee rek maa ngi fii kër xale bu góor bi ci mariage yu xulle yi macha allah maa ngi ci kër gi waaye nag man li ma jaaxal mooy ci kër gi damaa yéeg escalier ba sonn kër gi macha allah boo moytuwul sax da ngay réer waaye nag olof Ndiaye nee na peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ma maa ngi fii nag tey ñëw kër xale bu góor bi comme ni ma leen ko waxee seet si nag ay waajuram seet si ay am di jàmmam seet si nag ay xaritam fa séena ñooñu wax ma ci lu baax daal ci ki nga xamante ni mooy jël soxna macha allah damay daal di xuus rek dugg ci biir wu xool papaam xool yaayam xool ci luñu ak nu ñuy préparé nag li nga xamante ni mooy mariage bi maa la wax lii. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi tey El Vision dans une autre dimension maanaam lan mariage El Vision bàyyiwul benn événement tey nag ñu ngi fii nga xamante ni si mooy cité Mandela ñëw ànd ak waa El Vision di fi féetee si mariage benn mariage boo xam ne mën nañu ne un mariage grandiose bu ñu leen nee mariage grandiose maanaam nekkul lu ndaw waaw benn famille bu ñu naan famille Khoulé macha allah ku leen xamul dégg na leen ñooy féete fii nga xamante ni tey mooy seen mariage ku góor ki tey nag comme ni ko mbaala waxee ñu ngi fii ci kër ku góor ki ñëw seet si ay waajuram seet si tamit ay am di jàmmam xool nan la ñuy préparer mariage bi ma toog ak nag ki nga xamante ni si mooy kilifaam bu góor di waajuram di papaam sëñ bi nuyu nañ la. maa ngi lay fay bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax jullu ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ma laajee dinaa sawar a wax te li may wax du jafe pour ma wax ko maanaam mariage bi dañu ñaan yàlla def ci jàmm yàlla def ci barke parce que kii def mariage bi amul benn problème nit ku baax la nit ku yaru la moom sama doom bàjjen la kii def mariage bi sama doom bàjjen la donc ñu ñaan yàlla dugg ceeg bismillah rahmaan rahim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin di leen ñaanal yéen waa El Vision yàlla mi mën a jàpp yàlla na leen jàppale ba ngeen gën a jëm ci kaw donc loolu daal ñu ngi fas yéene jëm ci programme bi suñu xool da ciy sedd guy ci lii ñu am ci contentement baax a baax daanaka li ma ci mën a wax du bari léegi xanaa ba suba rek di gërëm daal di remercier waa kër gi gërëm yaayam ñoom gërëm ñëpp gërëm xel yi tout parce que loolu rek laa mën a lu ma ci mën a wax ay magam ñu baax la ñu xale yi amuñu benn problème tawuñu ma lu ma wax la ñuy def donc ñëpp man awma fii du ma seen papa man seen doom bàjjan laa ñoom kër gi yëpp loolu moo tax kon bu xew amee suba sax dama bëgg a fas yéene takk sama ndigg jaamu ko ñëpp bu ñuy may ñu may ma ak ay dëggay men ñun ñaar ñoo bokk di jaamu di sant yàlla bu baax di gërëm ñëpp di woo Ousmane Masson aussi mu ñëw nam daan taxee mu ñëw taxawee ko ni loolu daal lañ ci amoon lu ñuy wax daal di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di remercier Petit Khoulé yàlla na dugg ak lii bisimilah rahmaan génn ci alhamdulilah rabbil alamin di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ñoo ko déggandoo ñu ngi fii nga xamante ni mooy famille Khoulé seen doom di takk jabar tey defe naa dégg ngeen li papaam wax macha allah ñu lay dolli beneen question rek mooy maanaam tey sa doom mooy takk jabar yëg am na loo yëg sa yaram jàppale nga ko macha allah ba tey mu egsi fii
tey lan nga yëg sa yaram sa doom tey nga yar ko ba mu màgg comme ni nga ko waxee déggal la di takk jabar tey ak yan kàddu nga koy dénk en tant que jeune buy dugg ci mariage. man li ma leen di dénk dama leen koy dénk toujours sans mariage di am dama leen dénk toujours na ngeen nangoo liggéey jubal man loolu laay sant yàlla jaamu yàlla loolu rek laay conseiller toujours ko am soxna ko amul soxna toujours na nga jox nit cër am yar am teggen lu ko defee loo dugg rek di nga mën a génn ci loolu ñoom xam nañu ko ci man na nga nangoo liggéey fii ku nangoo liggéey doo fi toog na nga nangoo liggéey jubal sa bopp di wax dëgg bu ko defee loo bëgg yàlla jàppal la ci di ku yo sañoon nag boo amee sa doom buy xew yëpp da ngay toog fii kon damay ñaan yàlla nañu yàlla toog ay xewam bu baax a baax ñu commencé ko te yàlla na xew yu mu ñëw rek yàlla nañu fekke ñu defante yëpp ak moom ba mu baax parce que ku baax la jar na defante loolu di ñaan yàlla miy jàpp ci programme yi yàlla na téye programme bi ba lépp mu sotti ak jàmm ak salaam. kon ñoo ko déggandoo duñu bàyyi benn yoon gannaaw ba nga xam ne waajuram bu góor moo ko wax loolu moo ko seedeel loolu damay daan na tey moom kër gi moom fi laay daal di looji fi laay nekk ak ñoom rek ba keroog mariage bi di jeex macha allah macha allah. ba ma toogee ak papaam nag damay daal di xuus nag daal di dem seeti yaayam mi nga xamante ne nag liñ naan njaag nangul moo toog ci kër gi tey ba doomam bu góor di ko andil goro bu ma gën paree ci papa gi nag damay daal dem xoolu yaay booy ñëwaat léegi biir El Vision Médias mariage grandiose fii lay xewee. ñoo ko gisandoo sister Awa Alain je pense que man j'ai des frissons parce que li nga xamante ne mooy témoignage bi papam def ñoo ko ànd déggandoo et c'est quelque chose de très noble papa ji man wax ji ma gën a marqué ci li mu wax mooy nee na du papa ak doom ci kër gi man ak ñoom ay moroom lañu ka fooree moo fi am juste pour wax leen ni ambiance dafa war a am ci kër comme ni ko mag ñi daan waxee boo yar sa doom bul ko yar ngir mu ragal la ndax bu la ragalee bis boo fa newul mu def lu ko neex mais yar ko ngir mu rus la ndax bu la rusee xam nga bis boo fa newul li mu daawul def sa kanam dina ko rus di def sa ginnaaw ba tax na kon monsieur Modou Khoule jox nañu ay jàngat yu doy waar mais def na témoignage bu extraordinaire lii nag la ñu fas yéene ànd ak yéen bu ñu jógee ci papa ji rek ku ne papa ne yaay ñu fas yéene dem ci yaay ji celle qui est sa maman ki nga xamante ni nee naa la vraiment petit fi mu ko teg nag mënoo leen comprendre parce que man bi may wax ak moom sax ne ko dañuy ñëw jël reportage bi pour sa yaay kontaan bi mu kontaan bu leen xam fi mu toll après vous allez découvrir ça mais nag j'espère que pare ngeen yéen a ngi à l'aise vous êtes bien assis ñëw ci réception bi nii ñu fas yéene def benn face to face dara du yomb kon nañu ànd dem xool ki nga xamante ni moo di yaayu Petit Khoule ak témoignage am toujours ak sister Awa Alain. nee naa leen tey moom maag famille Khoule rek ba mariage bi jeex tàkk bañu ma ci dara ni ma leen ko waxee woon nag gannaaw ba ma demee nag xool waajuram bu góor maa ngi nii nag toog nag kiñ naan ndayu mbi ligi waaw ndax du ma tàyyi di wax nee naa leen peccum liir bu neexee nag nday jaay jàpp ca mbagg ya maa ngi fii nag comme ni ma leen ko waxee woon ba ma wëree papa ja maa ngi nii nag toog ak yaayam waaw duñ tàyyi benn yoon rek soxna si nuyu nañ la. ñoo ngi leen di fay di leen dalal jàmm. ñu tur bi. man Adja Fatou Diallo. ngay yaay ci Mamadou Khoule. muy jël tey soxna macha allah gis nañu famille bi waa El Vision ñëw tey xam nga couvrir événement bi te bu ñu duggee fii ci kër gi tey parce que dañ ne nit ki bu ñu nee baax na laajal ndax mbokk ya ñoo ko wax tey bu ñu ñëwee fii gis papam kon mënuñoo génn te gis ñu yaayam gis ay sëram ñu wax nag parce que nit ki amul lu dul bësam tey loo yëg ci bés bi en tant que yaay. en tant que tamit ñu lay wàcceel li nga xamante ni si mooy goro ak yow mi nga xamante ni lépp lu ñu naan coolu yow la. di sant yàlla bu baax di julli ci Muhammad ndax ju am doom mu màgg bay jël soxna loolu rek nga fekk ko loolu jar na sant yàlla maa ngi ci sant yàlla bu baax di sant papaam di ko ñaanal di ñaan yàlla na dund ba njabootam gi di ko teral waaw ndax man lu may wax rek ci moom laay débuté. man Fatou Diallo laa tudd moom moo ma def Adja ñetti yoon waaw bi muy daataa dem premier màkkaam man yóbbu na ma màkka kon maa ngi koy sant amatuma lépp nga xamante ni daal maa ngi ko koy ñaanal yàlla na ko yàlla nangu. tey sa bésu doom muy jël soxna comme ni ma la ko waxee rek mu nekk ñaari fànn ci yow sa doom di jël soxna beneen bi mu lay wàcceel goro tey lan nga yëg sa xol ak lan nga koy dénk en tant que jeune buy jël soxna en tant que sa doom. kontaan comme li ma doon wax ay moromam rek ndax am na ay mag yi nga xam ne jël nañ soxna comme li ma leen doon conseiller rek laa leen di conseiller mu dal
mu suivre ci papaam ndax papaam rek doy na référence ñoom waruñu jéggaani fenn seen papa liggéey jaamu yàlla lépp lu neex njabootam neex na ko lu nu soxla suba ba ngoon jot ci lay dox loolu rek laa koy sant papaam itam jàppale na ci njaboot bu mu am rek jàppale na la du moom dafa aye tey xam nga tey ku aye wal sa moome waaye macha allah moom njabootam boo dee seet da ngay defe ni ay morom lanu amuñu benn problème tout le temps bu nu wàccee ñoom ñëpp sama néeg la ñuy regroupé wu fa la ñuy waxtaan ba ku ne gëmmentu dem tëddi mu yar leen nag yar bu baax yar leen yaru diine toujours mu di ci appliqué ci moom waaw man tamit li ma ciy teg toujours dama leen di wax bu leen bubboo sax seen turu papa bu leen bubboo seen santu papa na ngeen góorgóorlu ngeen toppandoo seen papa ndax tëddul nelawul tout le temps mi ngi ci terrain bi di liggéey rek moom loolu la xam loolu laa koy ñaanal loolu laa koy yokku xalaat ak xel mu def lu baax sax ci diine toppatoo jabaram toppatoo kilifaam man buñ ma defalul dara nañ defal seen papa ndax seen papa dafa sonn ci seen jàng amul doom ju mu sonnul ci moom ñoom ñëpp dafa sonn ci seen jàng waaw loolu daal laa koy conseillé. waaw encore une fois une très belle chose vraiment bu fi yemoon mu neex bu fi yemoon mu neex ndax dama ne amul lu ëpp solo ñaari waajur te seen ñaari waajur yi gis nañu témoignage bu riche témoignage bu am solo bi nga xamante ne def nañu ko ci ki nga xamante ne moo di seen doom. alors Petit am nga ndam ba pare lii moom ndam gënu ko rëy man li ma gën a marqué ci li yaayam wax mooy message bi mu lancé Petit te jël exemple ci papa ji ndax nee naa ko dama leen di wax xool leen ci seen papa ndax seen papa tey dafa nekk benn leader ci biir koñ bi nekk benn responsable nekk koo xamante ne xamewuñ ko caaxaan mais liggéey rek lañ ko xamee alors nee na Petit xoolal sa papa nga fas yéene liggéey am fulla am jom ba tey fépp foo nga xamante ne ñu ngi ko fay dégg nga dem def loo xamante ne dana raw loolu incha allahu rabbi kon Petit j'espère que ñaan yi incha allah yaa ngi ciy bàyyi xel de toute façon comme ni ma leen ko waxee woon sànq na bu ñu paree ci papa paree ci yaay dañuy continuer toujours ndax dafa am monsieur am madame te bu ma nee monsieur nag faaw ma dem ci madame xool sama mbokk Haalpulaar yi tey nu ñuy paree ñii jóge ba Guinée ñii fas yéene ñëw Fass Mbao ñu ànd ci ak Sister Zeyme vraiment est-ce que yéen a ngi yëg li may yëg man gis naa ne instant bi maa ngi leen di emporter ci sama monde yéen ñi ma jàkkaar lool ndax waxoon naa leen ne ci communiqué yi que ni dara du yomb surtout ak El Vision kon bokk ñu ànd ak El Vision toujours dem seeti ki nga xamante ne mooy Sister Zey ñu dem indi témoignage u parent wu ki nga xamante ne moo di xale bu jigéen bi. waaw Mballo comme ni nga ko waxee rek waaw boobu ba tey maa ngi fii nga xam ne moo nekk kër ñoom Mariama macha allah lu ñu naan tey samay mbokk laa ñëw Mballo lu ñu naan nedd ko bandum tey damaa ñëw si samay mbokk tey dama xam naa ne moom balaa may dem dinañ ma jox ma lekk la ciri ba doyal macha allah damay daal di yëg ci kaw rek daal di xool ñi nga xam ne ñoom ñoo teewee si bés bi muy Mariama yaayu Mariama ay mbokk Mariama ndax xam naa ne tey du yomb ndax Mariama tey dafa am ay surprise yoo xam ne da ko yu bëree bëri da koy denc damaa ñëw si moom ne ko Mariama ana affaire yi mu ne ma Sister Zeyna mu ne ko naam mu ne ma lépp rek mu ne ma surprise la waaye surprise bi man mi maa koy lijjanti maa yëg ci kaw xool. waaw macha allah yéen a ko déggandoo tey nag maa ngi fii nga xam ne moo nekk cité Mandela xale boobu nga xam ne moo xewle sama nawle boobu nga xam ne tamit mu ngi kër Modou xule yi waaye man tey maa ngi sama kër mbokk yi lu nit ñi naan ne da ko bandum tey nag maa ngi sama mbokk bi toog ki nga xam ne tamit moom moo nekk waajuru Mariama bu jigéen tey nag dañoo ñëw fii mu daal di wax li nga xam ne moom lay seedal doomam mu wax tey lan la sant si bés bi nga xam ne tey doomam moom la xewle mama nuy naa la. fay naa sa nuyu bi. waaye yaa ngi am jàmm. maa ngi ci jàmm waaw. nee yow lan nga wax tey ci Mariama tey lan ngay sant si bésu Mariama bi nga xam ne moom la xewle suba. bésu Mariama bi maa ngi kontaan ci loolu daal mais dégguma wolof noonu damay jéem a lakk rek mais Mariama dama kontaan ci moom bu baax parce que bi ma ko kiiwee ba léegi. musuma am li ma nakkari ci moom daal xale bi dama ko gis yor kii bu baax waaw ci loolu laa xam ci moom daal dafa baax daal dafa yaru loolu laa xam ci moom waaw.
maman tey lan nga yëg ñu ne la tey Mariama yaa ko yor bu mu nekkee xale ba tey nga xëy benn bés rek Mariama dem war a toog néegu sëyam boo ko gisee balaa nga xëy gisaat ay yàlla moo xam tey lan ngay sentir ci loolu ndax amoon ay maman yoo xam ne yéen a ngi foo yéen a ngi kaf yéen a ngi ree tey nga xëy maman boo xam ne dangay tëdd doo gis sa doom tey lan ngay sentir ci loolu. xanaa sant yàlla kontaan loolu rek laa mun a wax. gërëm ko ci loolu dama koy kontaan bu baax a baax loolu rek laay mën a kii ci moom daal waaw. woni no hannde a weltiike e Mariama no feewi. eyi miɗo welti e makko kay no moƴƴa eyi so yehii ma yewnu Mariama no feewi. yeewa mo kay miɗo yeewa mo kay ɗum ɗon kay Mariama maɗo yeewa ɗum moƴƴa kay eyi. so Mariama yehii gale gorko makko ko hollum mankatama e makko. piiji heewɗi no manka e makko par ce que sa wondi e ɓiɗɗo ma haw yeehi vraiment aɗa nanodiri e makko aɗa haala omo jaɓa so yeehi a wulɗete ɗum ɗon kay no heewa e am eyi. sannina jarama. eyi nene hannde ko hollum wiyata Mariama so yehii ha galle gorko makko o jooɗima toon ko holon conseil tototamo. komi conseil tamo ko yo yahu o jooɗo o muñño o nana yamirore moodi makko ko ɗum mi wawatamo haalande par ce que ko ɗum nafatamo ko ɗum nafatanmi eyi no wondanimo e nafoore ko ɗum ɗo woni komi haalantamo ko ɗum ɗo woni komi yamirtamo ko jooɗade muñño jokka gorko makko o eyi. hannde ko hollum wiyata e gorko makko o wiyeteɗo o ganda hannde ko toon o yahata ko hollum wiyata moodi makko. moodi makko komi wiyatamo ko nomi yiirimo noon miɗo hoolimo miɗo halfinimo ɓiɗɗo an on ko ɗum ɗon mi yamirtamo kanko moodi makko eyi. yene ko gisoon ɗo waa El Vision Média nee na doom ji bu demee lu mu ko digal mooy na dem sëy mu toog mu muñ benn sëy neexul ku leen ne sëyam neex na rek am na loo xam ne mu ngi si suuf nee na jëkkër ji nag dénk na ko li nga xam ne mooy Mariama muy doomam ji xam nga lii dafa neex nga yor sa doom bés mu xëy rek ne da dem sëy dénk nañ la ki nga xam ne moo nekk Mariama nga yokk rek muñ di la wax na tamit benn sëy neexul nee na nga nekk ak sa doom chaque jour ngeen di kafa ak ngeen di foo di ree bés ñëw mu dem kër jëkkëram toog dina am loo xam ne dina manqué ci moom gis nga lii rek moo jara ñaan ndax lii dafa neex macha allah muñ dafa neex tey mu ngi yar Mariama ba bés ñëw tey Mariama dem di sëy jëkkër xule yi dëgg neexul sama nawle boobu nga xam ne moo fa nekk muy Awa Alain di ko ne nee naa la tey nee naa la sama kër mbokk yi laa ñëw ne da ko bandum nee naa la fi ma nekk moo dàq fi nga nekk foofu. musidɓe fulɓe on jarama mi haalaka weli et tout donc vraiment li nga xamante ne mooy témoignage bi yaayu Mariama def ñun ñëpp ñoo ko ànd gisandoo ñoo ko ànd découvrir andoo ko mu nekk lu exceptionnel loo xamante ne vraiment parent bu ko def pour sa doom rek am na foo xamante ne sa doom toll na la fa te am na lum la defal ndax nee naa la vraiment bi may déglu mère bi muy wax dafa meloon ni rek ma ngi imaginer sama yaay mu may waxal yi le kàddu kon xamoon naa ni fii la lépp di yem quoi. alors bu ñu jugee ci yaay ji dañ nar a dem xooli ki nga xamante ne moo di papa ji moom it mu nar fas yéene indi benn témoignage bu exceptionnel comme ni ngeen ko gisee rek depuis le début jóge nañu ci monsieur Khoule dem ci madame Khoule ñoom ñi nga xamante ne tey ay exemple lañu ci biir cité bi ñu fas yéene demaat kër madame toujours accompagné de la charmante Siste Zeyna mu fas yéene jox ñu reportage bi ak ki nga xamante ne mooy waajuru Mariama toujours. waaw macha allah yéen ko gisandoo yéen ñi di ko seetaan mbaalo gis nga de li nga xam ne moom moo xew fii ak ñoom Mariama ndax gis nga yaru rek moo am solo gis nga Mariama li nga xam ne tamit yaayam seedal na ko waaye dafa am leneen lu xew mooy lan muy waajur Mariama bu góor woo na ma mu ne ma Siste Zeyna mu ne ma dama lay yóbbante pour nga eggal ma sama yóbbante te ku nekk xam ne ne waajur bu góor nu mel si li nga xam ne mooy doomam mu ne ma kontaan naa sama doom gërëm naa ko sant naa ko
mënumaa wax nag ndax sama xol dafa tooy mais bu wax jotee rek dinaa wax muy wax ne tamit muy gërëm li nga xam ne tamit moom moo nekk xule-xule yi di gërëm yaayu xale bu góor bi di gërëm papa yi xale bu góor bi di leen wax mu ngi leen di gërëm bu baax a baax ne mënul wax xolam dafa sedd Mballo gis nga tey lii laa fi jëlee li nga xam ne moo nekk kër pël yi macha allah sama mbokk yooyu nga xam ne dañoo pare démba di wax Awa Ale sama nawle boobu dinaan sa nawle laa bu ma topp ba ma sës macha allah nee naa la fi ma nekk moo dàq fi nga nekk. Quoi d'autre hein? Quoi d'autre mesdames et messieurs parce que man sànq nee naa leen bu fi yemoon mu neex fii moom dafa exceptionnel ba pare defe naa ni instant bi toute la fête a été faite et elle a été parfaite te ñoo ànd découvrir andoo ko ndax parents yi nga xamante ne mooy xale góor gi li ñu wax ak parents wu xale bu jigéen bi li ñu wax sincèrement ñaari xale yi dañuy ànd ñun ñi ne ci bâche bi yépp ñaanal leen yàlla lafal leen cat ba li nga xamante ne ci la ñu dugg muy mariage bi mu doon mariage bu extraordinaire doon mariage bu neex am yàlla may leen ci njaboot bu barkeel te comme que dañu ànd nag ak El Vision te ku xam El Vision xam ne c'est de jeunes leaders ah de jeunes techniciens ñi nga xamante ne c'est des professionnels des génies de l'image ñoom ñoo ànd ak ki nga xamante ne moo di Petit couvriral ko événement bi yëpp kon lii lancement rek la ci li nga xamante ne mooy moom lañ leen di waajal tout sera parfait bu ci kanamee tuuti bu ñu ñëw ak yéen ci yeneeni feem mais nag kontaan naa trop ci ñi nga xamante ne ñoom laa jàkkaarlool yéen ñi ñëw wuy si ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen ne nit amul lu dul bësam donc merci beaucoup merci du fond du cœur vraiment kontaan nañu loolu ci seen teewaay Petit de par ma voix mu ngi leen di remercier donc lii la woon may remercier ñi nga xamante ne ñooy waa El Vision ñëpp équipe technique bi ñoom Leuz ak ñi mu àndal ak sama ñaari sister yu jongama yi nga xamante ne mooy Awa ak sister Zey donc ñu ngi ñëwaat ak yéen léegi ci kanam incha allah.